mu ngoo ko ba léegi ñu ngi nekk ci deuxième partie bi président xam naa ne tey moom maa ngi lay sonal mais nii rek la mën a demee parce que téléspectateurs yi ñoom ñoo ko soxla parce que ñoom ñooy demander émission bi saa su ne te foog ñu def ko parce que ñun askan bi la ñu fi nekkal bon président 2012 lañ nga defar barrières yi te su ma juumul tamit 2012 2013 nga nekk président zone d'accord léegi te ci nga def barrières yi mais dama bëgg a xam sa première sortie bi nga ñëwee. da nga def loo xamante ne ba tey jii ku jàkkaarloo moom sa xol day sedd muy barrière yi nga ànd ceeg say partenaire ànd ceeg ñëpp mais lan moo tax loolu gisaatuñu yeneen yu mel noonu lan moo tax da nga cee dégg da nga ko defar ba pare dégg ci lu la metti wala qu'est-ce qui se passe. waaw ma ne xam nga question boobu xalaat naa ne c'est une très bonne question su ñu may poser question boobu en fait bëri na. mais nag man boog personnellement moom laay wax rek nee naa je suis très ouvert aux questions. lépp lu nga xam ne en fait dafa nekk question. mu nekk lu nga xam ne en fait mu ngi nekk seen esprit balaa ngeen di génne fii. poser leen ko incha allah vous aurez n'est-ce pas les réponses qu'il faut. loolu laay ñaan. maintenant barrière yooyu noonu c'est vrai bu ñu ñëw objectif la woon. parce que lan moo nekkoon mu nekkoon objectif parce que dañu man boog personnellement. je m'étais dit que en fait gis nga barrière yooyu noonu. mënta ñàkk. surtout nag côté boobu moo nekkoon côté boo xam ne moom laay jàppoon ni moom moo gën a metti. maintenant si lañ defee effort. si laa bindee benn genre projet. benn projet boo xam ne en fait man personnellement maa ko bind. bu ma ko bindee. ensuite ànd ak ñu nga xam ne ñoo nekk waa zone bi. ñu déplacé wu gis yenn autorités yi. am ñu ñuy may ay tonnes ciment. une tonne da ngay dem explique projet bi ngay jël jox ko nit. boo ko joxee nit mu leer. ne effectivement lii baax na jël une tonne ciment may la. wala jël une encore comment dirais-je faire. n'est-ce pas une tonne. may la gars yi jàpp si. pour wax la ne en réalité nekkul ne man maa jënd sama xaalis def fa déedéet. jara leeral la loolu noonu la ñu def bu ñu defee loolu noonu ak si la ñu jëlee si la ñu amee benn somme bi maintenant ñu départ ñu defar stade bi maintenant suñu deuxième année def nañ lan ngeen def suñu deuxième année lu ñu lan ngeen def waaw moom laa lay wax boo seetloo at mu jot dañ doon luye ay banc d'accord mu nekk loo xam ne banc yi pour lan la woon banc yi pour fu nit ñi toog mu nekk loo xam ne day metti sa boo luyee banc wala nga luyee chaise lépp lu nga xam ne dafa yàqu foofu noonu da nga koy fay. c'est vrai boo seetloon depuis boobu noonu da ngay am ay ndog-ndog parfois bu ñu njëkkee defar suñu Cheikh Fall menuisier bii ni Cheikh Fall moo ñu ko defarloon 20 bancs laa ko jox mu defaral ñu 20 bancs yooyu noonu gis nga après fu mujj benn ASC moom maire dem fekk ko fa ak filet ya dajale ko lépp taal ko ba lépp nekk doom te loolu kàmmaa la xewe mu nekk affaire boo xam ne métti woon na trop. ban année la loolu ban année la. image bon en fait parce que def nañ ko 2 fois. def nañ ko ñaari yoon boobu première fois bi. boobu mooy première fois bi. d'accord maintenant bu nekkul 2014 ma xam ne 2015 côté yooyu noonu. maintenant kon mooy wala ne en fait imagine ku nga xam ne ñëw na. moom laa la wax nee naa la ci terrain bi li ñu fa am. ASC yi dañuy yóbbu seen xaalis. bu ñu fàtte loolu dañ koy see bon préciser. maintenant loo nga xam ne moom la zone du dese. sa ngay defee say dépenses parce que zone bi dafa am ay dépenses zone bi il faut que mu dund. bu ma nee zone bi il faut que mu dund. maanaam ña nga xam ne actuellement ñooy concentré wu nekk sa PV ya. am na PV bu ñu génnee. da nga leen di fay benn 25000. ñaata PV ñooy génne par mois par année. parfois mën na nekk n'est-ce pas ay 8 PV. maintenant ñaata photocopie ngay def. mu nekk loolu. maintenant après malgré tout nga économiser. def si ay banc. def si ay banc. kon xalaat naa ne defoon ay banc ñu ñëw fekk ko filet ya yu nga jënde woon 100000 lépp taal. ak ay drapeau yoo xam ne drapeau de coin yi ñu ko jënde woon 65000. ñu ñëw yëpp. d'accord boole ko taal. drapeau yooyu noonu bu ñu ko jëndee. matu fa une semaine si lañ ko taalaale. d'accord drapeau yi mooy drapeau yi pointe yi. xam nga yi may wax. maintenant ñu essayé waat ñu ne ok mais teewul du ñu bàyyi. bu ñu essayé waatee defaraat nañ lu mat 20 bancs encore. bu ñu defaatee 20 bancs encore. jour boobu noonu bu ñu koy taal fii laa toog. ñu oo ma téléphone ne ma. seen terrain bi Bara Sarr maa ngi koy nuyu de passage. moom moo woo téléphone. Grand Bara moom tamit vraiment sportif. sama waay la mi ne ma. seen terrain bi de mu ngi tàkk. boobu fii laa jëlee moto. dem bu ma dem dugg gis juste laa gis ña koy taal. ñuy génne du dem. taal nañ ko ba commencé dagg poto yi. waaw boobu moom fekkee naa ko fàttaliku naa ko quoi ba ñuy dagg poto yi. ñu ñëwaat gis nga loolu lépp 20 bancs yooyu yëpp nekkat doom.
moo tax parfois man personnellement bu ma gisee koo xam ne day ñëw taxaw di wax loo xam ne maîtriser ku baax. dañu du paas ñëw du ñu dagg du ñu am fu ñu toog. mais pourtant on a beau essayer. gis nga ba léegi jàllul. mais teewul ñun Ngekoox lañ fi nekkal. du ñu mës a bàyyi. di def. mais est-ce que bàyyi woo di def tamit parce que rôle bi nga joué foofu ci barrière yi dafa yéeme te boobu moo nekk sa première sortie bi nga ñëwee. est-ce que nekkul da nga bëggoon a toog moo tax nga def loolu après nga toog. bàyyi am important parce que côté bële. beneen côté bi gars yi passe 200. seet nañ ni match yi lu ci ëpp foofu lay tasee. ku ma xam léegi lu tax foofu ñu bàyyi ko foofu boobu bële. nee na depuis boobu noonu. dañuy am ay ndok-ndok. ndok yooyu ba léegi xam nga nit boo toppee benn détail dama la jox benn exemple. am na at moo xam ne parfois day ñëw année yoo xam ne doo am parrain. doo am parrain. lu waral loolu. maintenant doo am parrain parce que bon en fait xam nga nit ñi parfois dañ bëgg mais duñu mën parce que parrainage imaginer moom laa la wax bokkoon na lu gën a tax aussi ñu diviser zone bi en deux. parce que yow fu mu ne nii bu ma ñëwee ne lay Keita dama bëgg nga nekk parrain zone 5. nga ne zone 5. 24 ASC 26 ASC. donc ASC yëpp lay jëndal jeu de maillot. les dépenses sont énormes. comme sama président Mame Khali Sarr maa ngi koy ziar comme noonu mu koy defee di ko bëggee Mame kooku moom vraiment en fait dañ koy remercier parce que Ngekoox Mame Khali Sarr parce que Ngekoox la fi nekkal. maintenant gis nga loolu moo tax parfois muy metti dama lay jox benn exemple moi bii lañ toog nii. muy zone 5A muy zone 5B ku si nekk am nga final bu nga xam ne da nga ko war a jouer. ah bon oui muy 4 grands. mais actuellement man bu ma tëddee nalawuma parce que aw ma parrain. c'est vrai. Talla maa ngi échanger ak moom amul parrain. c'est important. sa Talla sax moom a xaw a tane parce que le président de la zone 5B parce que moom paraît-il am na Mame Khali nee na dina jël parrainage zone 5B zonal mais man actuellement maa ngi toog ASC yi nga xam ne dañoo dem final. trophée yi ma leen di jox. enveloppe yi ma leen di jox amaguma fu ma ko jëlee mais maanaam bu ma dajalewul xaalis fan laa koy jëlee sa quel que soit alpha man moom laay wax rek parrain yi dañuy ñëw jàppale ñu. que ñu am parrain que ñu ñàkk am parrain dañuy final. est-ce que parrain lu ñu leen di teg méttiwul est-ce que ñoom yan bi diisul ci ñoom. waaw mais xam nga tamit moom la ñuy wax bu en fait na la ko jaaral rek. na la ko jaaral parce que booy def. dina du ci xool. booy def da nga war a def parce que da nga xam ne ñii kat. boo koy def Ngekoox moo tax nga di ko def. boo jëndee trophée. indil ko zone 5A xalaat naa ne loolu Ngekoox nga ko defal. defaloo ko Mbaye Ndiaye ñëpp nga ko defal. c'est vrai. n'est-ce pas de remercier ñëpp ñu nga xam ne aussi tamit jot nañoo nekk ay parrain zone. mais parfois day nekk année yu metti teg si moom laa la wax boo gisee loolu ba léegi mënuñu koo def nee naa la am na at moo xam ne final yaakaar Pikine. bu ma juumul c'était en 2015 xaw ma 2016. bu nga xam ne dafa toj. lu ñu fay si ay sièges. plus de 300 000. ah bon. ay sièges yu ñu damm képp ku nekkoon terrain. boo xoolee film yi sa yaram day daw. d'accord sièges yu ñu jëndoon yëpp imagine sièges yu ñu luyee woon yëpp pratiquement yëpp lépp lañ toj. mais boo luyee siège jàmbur siège bi kii. sa final boobu amuñu woon parrain. d'accord te amoo leen woon parrain. donc moo tax finalement da ngay mujj yow après décès. fexe prêt yow doo dese 5 francs. d'accord pour wax la benn affaire match yi parfois mën a neex match yi mën a nakari. mais nañu jàpp ne en fait bu match yi neexee. ASC yi dañuy jël seen xaalis dem ak moom. bu match yi nakaree ASC yi zone bi moo fay des zone bi mooy lijjanti la ngay fayee. les arbitres. mooy lijjanti. la ngay fayee la sécurité. interne képp ko fa ne boo defee effort boo ñu képp déplacé wu ñëw. ñu li jëloon la engagement. boo ñëw suñu engagement dañ ko jéem a honoré. donc xalaat naa ne kooku loolu dafa nekk loo xam ne. xalaat naa ne organisation boobu noonu moo tax daaw. même boo seetloo. départemental. fu ñu ko mujj di Ngekoox. kuñ ko jox. zone 5A moo ko géré département de match yu am ci département bi yëpp. sa xalaat naa ne loolu joué na benn rôle bu am solo. ba mu tax yenn ASC bi ne ASC Arlem mën a joué tey final départemental. ASC bi mel ni ASC Soum aussi. mën a dem parce que dañu leen a fekk ci public bi ñëw. parce que ñoom lan moo tax ñu déplacé match yi. parce que feneen foo ko joué. en général bu ñu paree les arbres dañ leen di bindal kayit. maanaam pour wane ne ñoo leen joxal ay bor. d'accord. parce que frais yi day metti mais bi dee Ngekoox. ak lu muy metti man personnellement bu ma la nee mosuma depuis ma commencé ba léegi mosuma bindal arbitre bon. loolu li ko waral mooy publicu Ngekoox dañuy dund sport dañuy dund nawetaan bi dañuy dund football. dama la ne damal Joal
Joal moo ëpp public que Ngekoox seen billet moo gën a cher. te Ngexoox seen billet moo gën a cher. Joal moo gën a cher. Joal moo gën a cher. Joal 500 francs la par match. Maintenant Mbour moo gën a cher mais Ngekoox 200 ak 300 la mais xam nga la mooy problème bi. mais président est-ce que public Ngexoox may nañ waa zone kanam bi ñuy yokkee billet yi parce que bu ñu leen mayoon kanam est-ce que gars yi duñ ko yokk pour lan ma ne bu ñu leen mayoon kanam xaaral pour lan ma ne bu ñu leen mayoon kanam parce que mënuma concevoir billet yi nu mu seeree. boo duggee da ngay taxaw est-ce que bu ñu amoon stade tey duñu yokk billet ay téeméer ay entrée 1000 francs wala 300 téeméer parce que stade bi nii gars yi ñu ngi ragal est-ce que bu ñu yokkoon paas yi nit ñi dinañ ñëw dugg wala soit dina metti. non man fu nga waxee foog moom vraiment en fait je ne suis pas en phase avec lu nga kii noonu. parce que jàppal benn affaire gis nga ñun ñooy Ngekoox. billet bu yokkee. kan moo koy subir. yow man sama rakk sa rakk sa ainsi de suite. tey je suis le président de la zone. demain je ne serai pas le président de la zone loolu leer na ma. mais fu mu toll yaa ne ci donkaasi bi yaa ne ci donkaasi bi yow la gars yi ñu bëgg. non dinaa la expliquer benn affaire. lii nii. dafa nekk loo xam ne en fait. dañ koy def. mais malgré nous. bu ma la nee malgré nous. lu tax ma wax ko tamit fu leer laa ko teg. comme nan maanaam maa ngi fii vacances yi defuma dara. leer na ma ne en fait ba vacances yi nii am naa possibilité. ak maanaam bëgg bu nga bëgg sport. moo tax nga dugg si. mais dinaa la expliquer benn affaire nekkul man boo gisee nu nga xam ne moom lay dundee. mën nga ñëw terrain ba génne. mënoo xam kan mooy le président de la zone. Mbaye Ndiaye yow bi dee xam nga ma. boo ma xamee yàggul. c'est vrai. c'est pourtant depuis 2012. daaw laa la xam. c'est pourtant depuis 2012 maay le président. d'accord. am na loo xam ne da ngay xam ne en fait du dara. nu ma ko nekkee tey suba yow mën nga koo nekk wala keneen ak keneen. am na ñoo xam ne tey bu leen ko doon jox bëgguñu ko. parce que coow ba fa ne la fa ne ñenn ñi li ñuy wax maîtriser wuñu ko. moo tax man dama ne képp ku nga xam ne da nga am question loo xam ne comprendre ko. jëlal sa téléphone woo ma boo ma woowee téléphone na Mbaye Ndiaye. lii ak lii ma indi la si éclaircissement. mais mën naa yëkkati sama loxo ne depuis ma nekk ba léegi. nit ku nga xam ne en fait taxaw nga ne Mbaye Ndiaye triant na la lii wala Mbaye Ndiaye dëggu na su lii nii liggéey sa loxo wala def na ma lii yëkkati sa loxo wax ma ne la lii ak lii mosul am. d'accord képp ku ma muy ASC muy lépp. jox naa leen permission boobu. d'accord mun nga ko léegi comme amuñu temps bari mais dañoo xaw a gis seen xar-xaru kanam ku découragé boo ko déggee mooy da nga naa yàgg def ñu yàq parce que terrain bu toll ni stade municipal bu Ngexoox route nationale jaar. ci buntu terrain bi ngay voyager ku ne di romb di gis buntu zinc yi lan moo koy indi président. waaw buntu zinc yi moom laay wax léegi xam nga parfois da ngay wut benn alternative bu ñu nee alternative maanaam bëgg nga démarrer. am loo xam ne en fait mënoo ko def daar. nga ne bàyyil ma utiliser n'est-ce pas benn alternative. xalaat naa ne loolu moo tax foofu noonu ñu def fa buntu zinc. gis nga ne buntu yooyu noonu man personnellement comme championnat bi moo fa newoon. yàgguma xam ne dañ koo sàcc parce que à chaque fois. dañ koy vérifier yàgguma xam ne en fait dañoo sàcc buntu yi. imaginez dama la jox benn affaire actuellement dafa jafe. yow buntu boo teg léegi ni may wax ak yow maa ngi jege stade bu bees bi. bu ma demee fekk naa buntu yi ñu mën a yóbbu yëpp ñoom yóbbu nañ ko ba benn porte moo fa des. ñenn ñoo ko maanaam sàcc. buntu stade bu bees. yenn yi amatul buntu parce que moo tax. xam nga lu moo tax. parce que nu encore am na si ñoo xam ne tey jii ñu ngi yor seen i saxaat du taxawaalu bu ñu soxlaa fer gis fer boo xam ne mu ngi fii nii mais dama ne buntu stade yooyu noonu. buntu bii nii. ñun at mu jot bu ñuy commencé dañuy def réfection. réfection boo xam ne en fait dañuy génne xaalis. bu ñu maanaam defaraat buntu yi. mais daaw lañ ko mujjee def mais bu ñu demee ba nga xam ne dara si loolu commencé lañ sentir ne sàcc nañ ko. est-ce que buntu yi sàcc bi noonu yomb na parce que buntu bi buñ ko defaree soudure métallique yaa ngi may dégg buñ ko fixé nu ñu ko war a fixé mu jàpp nu mu war a jàpp mu doon buntu yu mu war a doon man mii kese ànd ma buntu. dinaa la expliquer benn affaire. buntu yooyu noonu képp ku nga xam ne en fait acteurs yi sport. xam ñaata la ñuy dépenser si buntu yi. par année. buntu yi bu ñu koy soudé. dañ ko bañ ba
foofu lañ koy suudee di nekkul ne maçon la ñuy jël fixé ko mais dañ koy suudee mais stade moo nekk loo xam ne du ay caaxaan gis nga bunt yi boo si yàggee ak parfois mbooloo mi am bu yàggee yow da ngay bunt bi day bàyyi maintenant après ñoom ñeen ñu koy defar mais ñuy yóbbu bunt yi dafa lay leer nañ spécialiste lañ maanaam xam nañ porte xam nañ exactement ni ñu koy fixé maanaam lépp dañ koy préparé waxuma la nee naa la yow boo amoon sa kër la loo ne am sécurité ñenn ñu nga xam ne ñoo defar bunt yi bu ñu ko bëggoon yóbbu tey yóbbu ko du ma ne nag diwoo ko yóbbu mais nit ña ko yóbbu dafa nekk ñoo xam ne en fait dañ koy xam bu baax a baax parce que porte ñëpp xam nañ ne porte weñ dafa cher. man su ma mënee dégg communication bi te bëgg ko dégg dëggantaan mooy buntu bi nañu waxante li nga xamante ne moo nekk tey jii moo nekk lan équipe yi kon ñoom ñooy yóbbu buntu yi parce que ñu dóor la nga mer wala nga mere waa zone ñu démonter buntu non parce que foog ñu leer parce que yaakaar naa ni gars yi ut feeraay buntu bu dëgëree noonu ñu liggéey ko ci liggéey bu mucc ay nga ñëw mu jaral la nga koy démonter guddi mu leer lii bu ñu la jàpp sa bakkan xaj na ci. man awma yaakaar ne non am na fa parce que man mii di wax ak yow nekk c'est pas la première fois ñu wax ma ne ñu nga yóbbu buntu ñu signalé leen ñu daw ñu bàyyi buntu bi si yoon wi ñan ñoo war a def loolu nga foog yow ñan non xaw ma ko parce que dañ ñëw seret la ñuy taxaw xam nga kay taxaw seret man oo nañ ma téléphone ñu nga yóbbu buntu ya ngay dem ñu bàyyiwaat buntu ya ñu koy wër ba gis bâtiment bi ñu koy bàyyi parfois tamit loolu nga wax day am ASC day mer jël bunt yi yóbbu loolu la am na fa am na ASC boo xam ne def na ko fi jël banc yi taal dagg fiil kii yi bunt yi et jël ko yóbbu ko bunt yooyu il a fallu que ñu dem ci benn bâtiment bu yàqu fa la ñu gisee yenn yi bâtiment boo xam ne ki yeggul fa lañ ko jël fa lañ ko dugal imagine ak nawet bi ñu jël bâtiment bu yeggul dugal fa bunt yi loolu c'était pas évident sa loolu balaa ñu koy gis yàggat na donc loolu lépp am na fi pour wax la ne problème yi nga ko wax naa la expliquer benn affaire nee naa la ñun lu ñu gënal mooy defar mais stade bi nii actuellement gis nga porte boobu loolu tax nag ñu ne woon comme dañuy démarrer man ak président de la zone 5 B muy Talla bu ñu échanger la ñu ne kon fu mu ne nii comme stade B ne gars yi dañ koy démolir nañu oo le maire bu ñu owee le maire ñun sax dañoo jàppoon ne porte yooyu yëpp nga fa maintenant après jël porte yenn dugal ko fenn maintenant période boobu j'ai tenté le maire mënuma ko jot après si la owee Amdi son adjoint échangé ak Amdi maa ngi koy nuyu de passage bu ma échangé ak moom mi ne ma loolu du poser problème mais xalaat naa ne bu la gisee le maire moom dina échanger ku nga xam ne en fait moom moo yor chantier bi loolu du poser problème parce que nga ko wax rek la c'est vrai maintenant après bu ma jotee maire fixé ko rendez-vous effectivement semaine bee passé ñun ak waa zone 5B dem nañ échanger ak moom mi ne non amul problème mi ne ma loolu amul problème si la owee la gars gain bi ne ko amul problème maintenant mi ne jël leen porte yooyu porte benn ngeen kii ko mais porte bi bu ñu demee tey jii dem nañ fa tey dem nañ fa récupérer nañ porte ba porte ba actuellement mu ngi si benn menuisier métallique bi moom ma doon oo nii léegi mu ngi koy defar n'est-ce pas menuisier métallique bi actuellement mu ngi defar porte bi. kon daal suñu mënee dégg léegi porte yi pare ñu di daal di dindi zinc yi ndax rafetul ci Ngexo. non zinc yi man dama ne en fait mën nañ koo dindi mais nañu jàpp ne en fait loolu du stade Ngexo. waaw mais stade lañ ko mën a woowee ba gis leneen. attends waaw bu ma nee c'est vrai que ne mën nañ ko woowee stade. mais nañu jàpp benn affaire nañu jàpp ne man boog porte yooyu noonu. comme nu fu ñu ko yóbbu. man gisewuma foofu noonu. man dama ne di wax la alternative la parce que il fallait que nga débuter. mais président garaaw na ci ay finifère de. finifère président ak ay lan ay zinc. non dama la ne ci Ngexo. kii wuñu ko mais dama la ne demal kër goo xam ne fil de fer amu fa. ñun de suñu kër finifère am fa. waaw yéen seen kër man suñu kër fil de fer. kër gi ba mu amal gisuma finifère ci kër gi de. waaw loolu mën na nekk mais dama leen demal kër goo xam ne fil de fer am xam nga dafa nekk détail yoo xam ne moom la bu ma leen ne alternative la. mën nga alternative gis nga porte yooyu noonu bu ñu ko dindee tamit dañ koy teg bés bu ñu demoon tey ba ñu defaat ay porte gis ne sàccaat nañ ko amuñu fu ñu dem porte yooyu dañ koy jëlaat indiwaat ko. non président porte yi doo ko indiwaat fii de porte yooyu doo ko indiwaat fii. non porte zinc moom doo ko indiwaat fii président. dinaa la expliquer benn affaire gis nga lu baax. kenn gënuma bëgg lu baax. kenn gënuma bëggal Ngexo lu baax mais lu ma la wax dafa leer nañ dama la ne alternative la. bu ma sañoon Ngexo stade bi muy am. maanaam benn lay doon ci Sénégal. pour amour bu mu am parce que xaw ma fulul Ngexo. fépp foo ma yóbbu Ngexo moom moo gën a. lépp lu ma mën a def pour la jeunesse ngexoise. je n'hésiterai même pas à le faire. c'est vrai mais nag je vous dis que
loolu dafa nekk il fallait qu'on débute xam nañ ne mën nga xëy dafa porte zinc du en attendant rencontre bi am nga mën a exposer réellement yenn problème yi sa loolu lépp xalaat nañ am na ko du remercier encore le maire su parce que bu ñu ko gisee effectivement dañu amul problème maintenant zone bu ne génne benn somme zone bu ne porte zinc yooyu noonu zone bu ne dafa génne woon benn somme mu nekk 38000 ñu dafa porte zinc boobu noonu 38000 la ñu fay Mountaga mu nga xam ne taal bu nga xam ne moom moo ko defaloon maintenant porte yi nga xam ne moom la ñu kiiwaat tey déjà tey jii rek ku nekk génn waat na benn 15000 pour toujours les dépenses de la zone pour comment dire réfectionner porte boobu noonu maanaam porte boobu la ñu maire jox pour réfectionner ko rek ku maanaam defaat nañ ci 30000 tey jii sa gis nga ne kii bu mooy oo ne ma am na yoo xam ne da ko fàtte woon maanaam kon mooy ne ba ñuy mujj bañ koy monter et tout mën na la dikkee benn 40000 c'est vrai donc pour vous dire que ñun man dama ne lépp lu nga xam ne en fait lu Ngeko wax moom dañ koy jëlaat joxaat ko Ngeko c'est vrai mais nañu jàpp benn affaire gis nga nawetaan lu nga xam ne nit ñi dañ koy comprendre te dama koy faral di wax il faut que nit ñi xam ne nekkul ne xaalis ba fay jege lépp gars yi dañ koy jël daf ko seen poste dem loolu amul fen nous avons des dépenses kii la ñuy yor équipe la ñuy yor commission la ñuy yor commission bu ne day fonctionner d'accord muy côté théâtre bi am na lu ñuy soxla dañ ci travailler en parfaite collaboration ak Aziz Bouclac maintenant muy domaine boo jël muy comment dirais-je côté comment dirais-je investissement humain dañ ciy travailler dañ ciy appuyer bu baax autorités yi nga xam ne dañuy nekk fii depuis temps Abdou Ndiaye naa la ne en général école avant muy tijji terrain yëpp lépp fopp fuy école ASC bu nga xam ne dafa ne da nga ko occupé dañ ko naan nga bay ko bu ko ASC bi mënta bay jeune bi mooy gën a xaalis bay ko lii ma lay wax ni ñaata yoon laa gën a 100000 bay école 3 lii Ousmane Diop boo ko wee dina la confirmer la kenn koo xam ne kii wala seen directeur yi wala jox la enveloppe 50000 pour nga bay ko donc pour vous dire en réalité ñun bu ñuy liggéey dañ koy def pour Ngeko moo ñu ñor jàppal ne en réalité porte yooyu noonu bu ñu sañoon dafay jëkk inshallah dañ jéem a def le tout aussi ba comment dirais-je changer ko waaw comme temps baa ngi ñuy xoj mu nga ko gaañ yi jaajëfal nañ leen bu baax a baax di leen participer ci biir site Yaadikone TV ngeen di bës sam dañ la bàyyi nga tàggatoo rek ñu dem ba beneen waaw bon en fait dama leen di remercier su yaatal bi ngeen def parce que dina permettre ñëpp ñu nga xam ne aussi tamit peut-être ñu ngi doon dégg problème yi nawetaan comprendre ñu exactement ni muy demee wala problème stade comprendre ni muy demee am ci quelques notions mais lu nga xam ne moom laa leen di wax rek man boog personnellement je suis très ouvert aux questions c'est dama lay jox sama numéro en direct képp ku nga xam ne dafa am question boo xam ne en fait da see bëgg ay leeral mën nga ma woo 77 534 97 29 boo ko defee incha allah lépp lu nga xam ne dafa nekk question fu la neex nag mën nga ko publier wala boo ma invité ma indi la si ay éclaircissement parce que sama waxee démb mooy sama waxee tey je suis Ngekokois et je serai Ngekokois. maa ngi nii de sàcc du ko wax maa ngi nii. waaw loolu daal président kontaan nañu maa ngi lay remercier bu baax a baax yéen ñi tamit di ñu seetaan amuñu seen fay ci biir site Yaadikone TV abonné leen ngeen j'aime laal commentaire parce que nag commentaire bi mooy mën a tax ñun ñu xam ndax li ñu def jaar na yoon wala jaar yoon parce que ay doomi aadama kese lañu dañuy def yàlla mii buur moom mooy jubal lépp ñu ngi leen di jaajëfal dig daje beneen sur Yaadikone TV